dal leen jaam Sénégal réewum démocratie ma naataango bii di journal enquête jox parole kii di Aliou Tine ñi jiite Africa Jom Center mu ne waaw démocratie waaye nag neel démocratie électoraliste ñu ne ko loolu mooy lan mooy démocratie électoraliste waaw daanaka démocratie 5 ans bu ne wala 7 ans bu ne nga dem woote ñëwaat loolu mooy démocratie la bu fekkee ne loolu dema jëlal wax la nag Sénégal nekkul démocratie ñu xam dëgg nguur gi lu ko neex lay def après loolu mooy Sénégal tey ji Sud Quotidien ne waaw loolu moom man de xawma démocratie wala démocratie waaye nag processus bi nu ma ko gisee nii daanaka processus électoral bi problème la ndaxte ku nekk gis na caution bi mi ngi divisé opposition bi mi ngi xëcc gauche nguur gi xëcc droite ku nekk ne lii la ñu fixé caution bi sama naataango ne loolu tamit problème la sama naataango ne benn problème bu gën a jàmb sa mooy révision exceptionnelle liste yi waaw pëccoxo bi ci am sama naataango bi di journal L'Observateur xëy nag jox parole kii di Decroix Mamadou Diop Decroix ñu laaj ko waaw yow noo gisee révision exceptionnelle liste électorale noo ko gisee jàpp naa ni ëpp na saaj randal loolu laa gis waaw nguur gi loolu la nekk di def ngir gagner élection yi sama naataango ne ngir gagner élection yi Ousmane Sonko moom nekkul ni yàcc ne yaasar waaw ndaxte ku nekk gis na ko démbu nu mu fusionné fukki ak ñetti parti yoo xamante ni ñu bokk ci Pastef mu dugal leen foofu def benn coalition sama naataango bi di Vox Populi ne waxal tey yi Pastef am na dimension panafricaine waaw ndaxte tur bi sax xaw na évoluer sama naataango ne kii di Ousmane Sonko nee na fu mu toll nii moom ñoom pare nañ dem bëre ji ci local yi waaw nguur gi na préparé ndaxte duñ leen may dara sama naataango Le Quotidien ne waaw kii di Ousmane Sonko nee na dinañ taxawal benn plateforme électorale de l'opposition léegi loolu mu am léegi mu sotti sama naataango joxaat parole nag ngir équilibrer yëf yi jox benn bokk yaakaar nguur gi moom naka la gisee li nu mel mu ne waaw wax yi ngay dégg nii yëpp ay agitation ngir préparer seen défaite ndaxte xam nañ ni dañ leen di yóbbu ba ci réew nii di jéem a préparer seen défaite loolu moom lu leer mooy kii di Moustapha Diakhaté moom du dem ci Magal Touba moom nag nee na lu tax kon julliti demuñu depuis daaw aji Makka loolu war na kon tax ñu éviter yeneen rassemblement yu mel noonu looloo tax mu ne kon moom du dem màggal ji sama naataango journal quotidien jox nag parole kii di président commission culture ak communication màggal kooku ne waaw demoo màggal yow Moustapha Dia yow loolu nga wax problème amul ñun kenn forcé wu la nga def waaye nag ñun moom fu ñu taxaw foofu lañ taxaw waaw nit moom yéenam rek la am waaye yàlla mooy dogal loolu laa jàpp loolu laa la réponse de mauvaise augure sama naataango bii di journal Les Échos xëy nag dalal kii di Pape Samba Mboup moom nag xam ngeen temps yële dafa tawatoon ñu évacuer ko ci France kii di Guy Marius Sagna waxoon li nu mel loolu nag métti na kii di Pape Samba Mboup nee na du dëgg waaw nee na sa Guy Marius Sagna arrêté wul dina ko yóbbu ci justice ndaxte moom bi mu demee France da doon def bilan mi fa demee foofu la ko virus bi jàpp loolu la Covid-19 foofu la ko capté foofu la ko jàpp yàlla baax na nekkaat na ci jàmm wér na kon du dëgg bu fekkee ni nee nañ Macky Sall moo ko évacué ndax dafa tawat du dëgg lu ñu bëgg rek mooy yàqal Macky Sall loolu la gis waaye nag peine perdue la sama naataango bi di journal L'Observateur xëy nag def benn tour fële ci grande mosquée bi gannaaw 1 an et demi bi ñu tëjee kon grande mosquée nu mu mel sama naataango ne bu ngeen bëggee dëgg tey jii grande mosquée bi munoo ko xàmme ñu laaj ko waaw lan moo fa am mu ne grande mosquée bërëb jaamu yàlla boobu kenn xàmmeetu ñu laaj lan moo fa ne mu ne xanaa ay laveur de voiture ay nit ay squatté yoo xamante ni daanaka ñuy seen olala ñoom ñoo fa ne gannaaw bi ñu tëjee jàkka ji moom léegi moom ñoom ñoo fa ne di gunnaanaat di nekk seen olala loolu kese la ay squatteur sama naataango ne lii moom doy na waar grande mosquée nu mu meloon tey jii boo fa demee di nga yëmu ci yàlla doo xammee grande mosquée de Dakar sama naataango bi di L'Observateur xëy nag dem waxtaan ak Amina Poté waaw Amina Poté xam ngeen temps yi dafa mariéwu moom mu mariéwu ak Seydina Diouf sama naataango ne carnet blanc ñu laaj ko moom kan mooy Seydina Diouf mu ne Seydina Diouf moom mi ngi liggéey Angleterre am na place bu am maanaa ci gouvernement bi nekk foofule waaye nag bugg ci sori ñu laaj ko moom Amina Poté fan la xamee Seydina Diouf mu ne sëru Seydina Diouf mooma présenté sama jëkkër ñu jeexal ak sport Edouard Mendy ñu ngi xaare nag mu nekk meilleur gardien de la saison UEFA sama naataango di Stade Quotidien ne Edouard Mendy vers un nouveau sacre record moom itam wax li nu mel waaw ndaxte moom mooy favori ci kanam gardien bii di Courtois ak Ederson sama naataango bi di journal Sunu Lamb xëy nag dalal Zallo moom nag wax na ci Mbaye Gueye nee na daanaka Mbaye Gueye papam la woon delloosi na ci conseil yi mu ko doon jox nee na amul lu mu ko dese ndaxte papam la woon def ma bëggoon ma lool bëggal ma boppam bu yoroon say milliards
NCA di la fay Fama John mbokk jaa ngeen jëf dal leen jàmm bismillah tàmbale pompe ay bërëb yi ñu faral di dajaloo ci yenn gox yi fii ci Ndakaaru cérémonie nag war a am ca l'école élémentaire Sicap Rue 10 ca Grand Dakar Dakar Dem Dikk ay anam yu doy waar daal ña fay liggéeyee ne ñu moom lañu dund dafa daal di nag doy la ñu wax dafa dañoo bëgg mu jeex buñ sukkandikoo nag ci syndicat bu bees bu fa daal di judd boole yooyu la liggéeykat ay bis yu bëree bëri ñoom na fa daal di pan ay bor yu bëri yoo xam ne société bi moom moo ko daal di am ne nag lépp du kenn ku dul ki leen jiite di DG bu Dakar Dem Dikk Pastef nekkaan na léegi parti africain bu Sénégal ngir liggéey waaye tamit jàppalante fukki parti ak ñett ak ay mouvement citoyen ñoom ñoo dem fekki Pastef boobee nag ñu fas yéene samp ab parti bu mag boo xam ne mën na jàmbarloo ko ñi fa ëpp doole di majorité bi ci ñaareel pàcc xibaar yi tàggat yaram football préliminaire Ligue des champions bu Afrique Teungueth FC war a tase ak ñi di waa ASEC Mimosa bu Côte d'Ivoire ca Coupe de la Confédération moom doomu Guinée yi di Wakri Athletic Club ay match yu ñu daal di war a amal ci tàmbalek weeru septembre ci technique bi Abdoulaye Diop asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. dal leen jàmm tey suba si la ñu war a tàmbalee opération bu jëm ci pompe ay bërëb yoo xam ne ci yenn gox yi fii ci Ndakaar dañu faral di fa dajaloo lépp nag jëm ci xeex mbas mi mu war a tàmbali nag ca l'école élémentaire Sicap Rue 10 foofee ca Grand Dakar ministère bu santé sax di Abdoulaye Diouf Sarr nee nañu dina ko teewee loole nag waral ba ci jamono ji nag noonu foofee ca Sédhiou daal ñu ngay fexe ba pompe yenn bërëb yi ngir daal di mucc ci feebar bi di Covid-19 am na tamit loo xam ne ñu ngi koy nemmeeku bu baax a baax ci wàllu avancement muy vaccination bi ñu ngi ci gën a bàyyi xel ca Sédhiou nag soxna yi daal di yëngu ci wàllu entrepreneuriat ñoom ñooy dem di ñaax askan wi ngir. tàggat la bu jëm ci leadership féminin ñu jagleel ko fanweer jigéen yu département Bounkiling ngir gën leen dooleel ci seen taxawaay entrepreneurial Karunga Camara coach formateur consultant moo amal tàggat bi. gëm nañu aussi ñaax jigéen ñi pour que ñu gën a góorgóorlu surtout ci seen processus entrepreneurial jox leen quelques clés ak quelques conseils yi nga xam dina leen permettre ñu mën a gérer seen i activités gën a mën a gérer aussi seen i fonds parce que ay jàmbaar dëgg lañu mais généralement dañuy constater que dañuy liggéey ci at daal di koy dépense ci benn fan wala ñaari fan donc loolu aussi bokkoon na dina leen permettre essentiellement ñu mën a gérer seen activité mais aussi ñu jox leen ay conseils yi nga xam ne dina leen jëriñ non seulement ci seen vie personnelle mais aussi ci seen vie professionnelle. tàggat boobu nga xam ne yombal nañ ko jigéen ñi kii di jiite conseil départemental Bounkiling def lu nu mel tax na bu ñu ñooñi dem jël vaccin Covid-19 bi mu mel ni sax ñaate boobu am na lu mu jur ci mbégte njiital kuréel jigéen yu département Bounkiling. dañ ci profité def une pierre deux coups grâce à Mohamed Diaité contacter le médecin chef du district de Bounkiling mu dépêché ñu infirmier de Diaroumé mu ñëw vacciner les femmes qui n'ont pas été vaccinées pour la Covid kon nag dem nañu ak seen carte de vaccination. Max Euclid Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. rajo askan wi. ñu ngi ko doon wax ci bopp xibaar yi foofee ca Dakar Dem Dikk liggéeykat yi dañoo sonn ci anam ñu liggéeyee ndax dara baaxu si waral sax ba ab syndicat bu bees juddu fa bor boobu di Dakar ay bus yoo xam dañ fa daal di pan te sax kër ga ak a bëri ay bor yu mu daal di boole ñu nag jàpp ne du kenn ku dul ki leen jiite Masek Ndiaye moom mooy secrétaire général bu syndicat bu bees boobee boole liggéeykat Dakar Dem Dikk mu ngi fi jokkoo beeg Pat Bes Dipa. ci suuf la jëm parce que tey jii xam nga car moom mooy Dakar Dem Dikk amatul car te moom bu muy ñëw fii dañ ko accompagner te nee na jënd na pièce de commande yi ñu ko waxoon yëpp si wàllu pièce de rechange pour relever parc bi pour car yi dawaat mais tey jii boo ñëwee Dakar boo xoolee clients yi si arrêt yi dañuy taxaw presque une heure de temps 2 heures de temps duñu gis caru Dakar Dem Dikk Dakar nee na jënd pièce mu nekk situation bu doy waar waxuma car yi kese mais condition de travail yi Dakar Dem Dikk dafa yéeme dafa doy waar actuellement bor yi mu fi fekkoon bor yi dafa accumuler coopérative d'habitat yi prestation familiale yi yëpp amul loo xam ne fi ñëw ba tey amul benn effort xam ne def na ko si pour fay ko travail amatuñ benn avantage si kër gi te ñun leen lañ am muy car lañ yaakaar te car daanaka amatul Dakar Dem Dikk dañ ko mission bi ñu ko jokkoon jox bu muy ñëw fi président bi li mu ko joxoon mooy mu relever parc bi jox ko mooy accompagner ko fayal bor yi mais tey jii bor yi ñu ngi nii taxaw di yokk chaque jour xooluma lu gën a yéeme mooy Sénégal Dem Dikk bi nga xam ne dañ ko tëj ci bay tabaski bi te mooy doon seule unité boo xam ne mooy def bénéfice si kër gi Sénégal Dem Dikk mbas mi la layee mbas mi mais mbas mi ban këyit la état du Sénégal génnee ban décret la Macky Sall signé wala ministre de signé ko wala ministre des transports signé ko pour interdire interurbain bi mais boo demee garage boo maraîcher nit ñaa ngi voyagé ba tey bis yaa ngi dem sa dëkk kon fan la ko teg durul mauvaise gestion
condition bu bon kese loolu kese la ak bokk lu ko neex moom lu ko def lu ko ci bànneex bakkanam kese moo tax kër gi tey dellu ginnaaw dellu gaanam bi gën a bon parce que boobu noonu seule unité boo xam ne mënuñu génnee xaalis amatuñu dara ak tamit dem ndik boo fu ñëwee da nga yërëm travailleurs yi. léegi yéen liggéeykat lan moo doon nekk seen taxawaay. mooy continuer combat bi parce que xam nga syndicat la ñu yor xam nañu yoon may lépp dañ koy def bañuñu si dara maanaam ñu ngi si presse bi dinañ ko clamé ak président Macky Sall dinañ ko clamé ak ministres yi dinañ dem fi ñu war a dem nag buñ dee ba kenn dégguñu nag lu ñu mujj def mooy grève loolu la ñuy mujjee mais lépp lu ñu war a def nañ ko def pour kër gi changé. ñeneen ñuy ñaxtu gannaaw ba ñu daanalee bâtiment central bu marché Sandaga muy bureau bu boole architecte yi fii ci Sénégal nag ñoom dañoo daal di mer ba fëttu ñe daal ñu ngay daw ci ginnaaw ab audience ngir mën a toog ak njiitu réew mi di Macky Sall am na tey juróom-ñeenti at waaye dara ki yor sax seeni jokko di Thiawo Kandji ne faw ñu yeesalaat Ndakaaru ñu daal di toj yu bëree bëri waaye bu ñu tabax na mu gën a kawee Thiawo Kandji nag ñu déglu ko ci jokko beeg Mohamed Diop. xam nga Dakar dafa nekk presqu'île bu rafet bu nga xam ne dañ koy chanter un peu partout mais il faut faire rêver les Dakarois mais on ne peut pas par exemple continuer à dire que on rase pas Dakar je pense qu'il faut raser Dakar dañ koy war a toj defaraat ko ba mu rafet dem à la verticale mooy dëkk bu sigi nga xam ne dañuy dem ay R+30 R+40 bu ko defee nag léegi à partir de ce moment les gens vont loger autrement il faut ñu fexe ba ñu am yeneen dëkkuwaay ndax Sénégal yi dañoo bëgg tout le temps di dëkk seen kër loolu dafa xew yi dañuy dëkk ci ay appartement ku bëgg kër gu yaatu nga dem en rase campagne mais fii Dakar dëkkab liggéeykaay la comme dëkkab liggéeykaay la nag il faut que ñun ñu nekk de fi ngay liggéeyee fa def ay économie parce que bu ngoonee nga xool gars yi ni ñuy def c'est une ville coloniale ba léegi il faut couper cette ville coloniale le matin nit ñëpp dañuy xëy dem liggéey bu ngoonee nit ñi ñibbiwaat mouvement pendulaire bu baaxul. lan mooy avantage yu option bii nga wax. buñ ko commencé woon ne tout Dakar il faut que ñu dem ay R+20 R+30 R+40 li wóor mooy leen le matin boo xëyee sa bureau du sori da ngay dem xëy liggéey boo wàccee doo sax jël oto regarde li ñu waroon def ci économie au point de vue par exemple gasoil au point de vue fatigue parce que le matin si tu es bien inspiré boo jógee par exemple au niveau de Kër Massar bala ngaa ñëw toutes les idées dañuy def ci yoon. est-ce que yéen au niveau du bureau de l'ordre am ngeen ci ay propositions yu leen def nguur gi. non ñun koy propositions yi ñu am bëri na wante ñun dañoo mënut a gis Macky Sall depuis 8 ans 9 ans bi mu fi nekkee ba léegi recevoirul ordre te le président Macky Sall c'est le premier architecte de ce pays 8 ans 9 ans ngi ñu ngi koy wër pour wax ko li ñu xalaat mais mënuñ ko gis bu ngeen ko gisee ngeen wax ko loolu ngeen ne ko ordre des architectes nee nañ gis nañ la yow yaay premier architecte yaay définir politique d'aménagement 8 ans 9 dañ koy seen ci télé yi rek. ñeneen ñam leen metti muy ña yeewoo ca Mbul ak Laxaar ca département bu Fatick ñoom dem dañoo amal seen toggaayu ñaxtu ngir daal ne dañoo sonn ñaari dëkk yooyu nag ne ba tey mënuñoo fexe ba am courant te yàgg nañ koo laaj te leen sax xaw a gën a doy waar mooy yeneen gox yi daal dañoo am courant manifestant yi nag jàpp ne loole du dëgg du yoon Aminata Goudiaby ci ay leeral. seen manifestation bi nag ci jàmm ak salaam lañu ko def ñoom nag gannaaw ba ñu yëgloo lu yàgg kenn wuyuwu leen ñoom ñi dëkkee ci village yi di Mbul ak Laxaar def nañu nag ab toogaanu ñaxtu ci naaj bu tàng jër ngir laaj li nga xam ne moom moo di courant ci seen dëkk boobu noonu Mame Cheikh Ibrahima Fall moom moo représenté ndaw ñi. ndax soo xoolee dëkk bu amul courant mënut a développé suñu amul courant mënuñoo am télé dañoo waxati dëgg si territoire bi lañ bokk mérité wuñ lii war nañ am courant soo gisee dëkk bi nu mel nii yëpp ñàkk courant moo tax. ñoom nag ñu ni autorités yi yàgg nañu di leen dig indil leen courant ci seen suñu ci dara Serigne Babacar Diouf moom kilifa diine la ci Mbul. 2018 indi nañu sax ay poto léegi poto boo leen rombee la fa nekkoon nekkatu fa bu jeexul it am na lu ñu ca jël te jëluñu ko ñun lan moo tax am na benn dëkk woo xam ne am na courant motul 1 kilomètre wala motul 1 kilomètre tegu dara xuloowuñu xeexuñu waaye dañu bëgg ngir yàlla président déggal ñu boppam te faj suñu soxla wi. ñoom nag ñu jàpp ne ñoom ab injustice la ñuy dund ndaxte village yi nga xam ne sorewuñu leen dara indi nañ fa courant. village nekk aux alentours si même suñu amul courant bi ñoo ngi koy monter ñu rek a fi des te loolu du yoon ndax ku xam Mbul Laxaar xam ne village bu mag la si côté religion si côté culture te dañuy abriter cérémonie di accueillir gamo boo xam ne télé yëpp a koy teg Sénégal yëpp a ko xam mu te am courant loolu du yoon. Ngor Dieng moom mooy chef de village bu Mbul la di dëggal wax ji. jafe-jafe bi nga xam ne moo tax ñu futeeku fii bàyyi suñu tool bi mooy lampa yi courant bi ndax dëkk yi yëpp courant bi war nañu ba egsiwul Mbul egsiwul Laxaar. ñoom nag nee ñu ki nga xam ni moom moo di njiitu réew mi la ñuy xaar ñu ni seen toogaanu ñaxtu bi moom la ñu jagleel kàddu yi ngir mu dégg ko Aminata Goudiaby Fatick RFM. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor.
Pastef nekk na léegi patriote africain du Sénégal ngir liggéey ak tamit joxante loxo ngir a jëm kanam lu ne nag gannaaw ba fukki parti ak ñett ak ay mouvement demee fekki parti bu Ousmane Sonko di Pastef moom sax di Ousmane Sonko ak ñu mu àndal daal la ñu bëgg maanaam seen bëbët mooy fexe ba samp ab parti bu am doole bu mën a jàmbarloog majorité bi Mama Sukone demoon na fekkee cérémonie ba compte rendu. Pastef di màgg tey fukk ak ñetti organisation mouvement citoyen ba ci ay parti politique ñëw dooleeku ci parti boobulee ñi nga xamante ni nag ñoo ñëw bees ne dañoo fas yéene boole seen i doole ngir jàmmarloo nguur gi fi nekk lépp ngir bëgg a indi coppite ci système bi Alioune Badara Mboup doon njiital union pour un mouvement d'avenir. loolu am nañu doole yoo xam ni il faut que ñu boole suñu doole lëkkaloo jàmmarloog régime bi waaye dindi système bi suñu waxee système nag du nguur du nit waaye ay mode de pratique la yoo xam ni depuis 1960 gis nañu ko moom mooy téye suñu développement. bu nu sukkandiku ci njiital Pastef li wundu bi les fusion moo di daal di créer tamit benn parti politique bu rëy Ousmane Sonko. kon lii premier pas la dafa ubbi loxoom woo bépp Sénégalais dina yor ci biiram li parti politique di soxla pour lépp lu mu war a def ci xalaat ci faram-fàcce ci dajale ay moyens ci ut ay ressources humaines yoo xam ne bu ñu la dénkee ëllëg yor nañu xalaat ak xam-xam bu ñu war a mun a yoree ay responsabilités du doon nag parti bu am sant. gannaaw booloo bi njiital Pastef di xamal président Macky Sall ne coalition bu mag féete ci kujje politique bi mi ngi ci ay tànkam. gëm naa ni luy doole ci opposition fii ci Sénégal dina taxaw te bu soobee yàlla gisuma lu ko mun a yàq dinañu daje dinañu ànd bu soobee yàlla ci élection locale ci élection législative bu loolu weesoo nag ñu bokk benn cadre unitaire pour superviser ensemble lu jëm ba élection présidentielle ci nii wala ci nële gën saa gudd 2024 régime bi dina abal Sénégalais yi. bu doon wax Pastef les patriotes du Sénégal tey jii soppi nañ ko di wax Pastef les patriotes africains ngir liggéey fraternité ak dëggu ñoom ñi nga xamante ni dañoo mànkoo doon benn engagé wu nag ngir gën a boole seen doole ba noppi fas yéene jëmmal démocratie fii ci Sénégal ba ci Afrique wërngër këpp. Mama Sukane moom it jiite parti Pastef nag di Ousmane Sonko ne dàq élection yi ba jëmmi jamono moom bu ko kenn xalaat ndax variant bi di Delta bu wëyee tamit mënul tere doomu Sénégal yi dox seen soxla kon Ousmane Sonko ne bu kenn xalaat ñu daal di dàq yile élection ñu dégg moom it Ousmane Sonko ci micro bi Mama Sukane. xam nga loolu du ordre du jour parce que réew mi lépp ngi dox nit ñaa ngi ci marché yi fees si del nit ñaa ngi ci bus yi ñu ngi nii tey di def suñu point de presse école yaa ngi jàng bay di def seen examen événement religieux yaa ngi am dama gisul lan moo ñi dañuy rang mun nañu bàyyi sax 1 mètre diggante nit ñi wax dëgg yàlla am na lu ko gën a lu ko ëpp danger ci corona téeméeri junni yoon te bis bu ne ñu ne ci donc bu ñu ut prétexte élection yi dina am ci janvier 2022 bu soobee yàlla élection législative yi am ci juillet 2022 ñun li suñu mbëbët mooy gagné ci élection locale yi jógee foofu jël assemblée nationale daal di dëgmal nag 2024. gannaaw ay jàmm ca Kaffrine maire bii di Abdoulaye Wilane ak ministre Abdoulaye Sow joxante loxo ñoom ñaar nag ña nga tase woon nag ni ki démb ci àjjuma ji ci ba ñu texeer bu njëkk ñeel mosquée bu maanaam juma ju mag bu ñu war a defaraat foofee ca Kaffrine liggéey bi nag war a jar toll ci 300 millions suñu kopparu Max Ndiaye ci ay leeral. gannaaw ay jàmm jooju nag moom la ñaari kàngam politique yi nekk ci diwaanu Kaffrine woote mu di Abdoulaye Seydou Sow ak Abdoulaye Wilane ku ne am yéene saxal ko. balu naa àq ñëpp foo mu ko sasoo ku ne maa ngi lay balu àq te yàlla tax di la balu àq te yàlla tax. gannaaw Abdoulaye Wilane moom Abdoulaye Seydou Sow tamit jox ko loxo. di nangul aussi monsieur le maire li mu jël ballon bi Europe joxante loxo ne ma baal ma àq maa ngi lay baalu àq man tamit baal naa ko àq ci xel bu ci xol bu sedd buy di ñaan aussi moom mu baal ma àq. moom Abdoulaye Seydou Sow jàpp ne naam wute ci wàllu politique am na terewut nag bu liggéey jotee ku ne mën a taxaan ñu boole def ko ab say. bu ñu bëggee dëkk bi dox ku nekk am na yoonam ku nekk am na pàccam mais nañ yéenante jàmm doxalante jàmm ba nga xam ne ci biir Sénégal ñu ràññee ñu ci doxal jàmm ñu jàppalante ba ku ci nekk gis boppam ci li muy def loolu rek mooy mbirum yàlla mbirum sotti na bu yàgg te ak ndox boobu bu ñu mënta am ci àddina dana mas da jeex waxtu bi muy jeex maa ngi ñaan yàlla des ak sumay bopp mooy waa Kaffrine. seen joxante loxo googu nag di wundu ne am na leneen lu muy feeñal ci élection locale yi di ñëw ci Bignona xeeru grande mosquée bu Kaffrine liggéey bi nag toll ci 250 millions ak juróom-ñaar mu war a doon nag ci diirub fukki weer Kaffrine Omar Ndiaye RFM.
xibaar yi ñaareelu pàcc woon ci ànd ak Mohamed Diop ci tàggat yaram. jërë ngeen jëf mbokk yi xibaaru tàggat yaram yi dañ koy tàmbale ak préliminaire Ligue africaine des champions Tëngéej xam na kan la war a dajeel ci tour préliminaire boobu goney Tëngéej yi war a jongante ak ASEC Mimosa bu Côte d'Ivoire match aller fukki fan ak benn wala fukki fan ak ñaar ci weeru septembre fii ci Dakar match retour bi war a am une semaine gannaaw match aller bi muy fukki fan ak juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñett wala fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre foofee ca Abidjan ki nar a gagné diggante ASEC Mimosa ak Tëngéej FC war a jongante ak Aqua United wala boog CR Belouizdad bu Algérie ci Coupe CAF Jàmbaar bu Saly xam tamit ki mu war a dajeel goney Saly yi war a jongante ak Wakria Athletic Club bu Guinée Conakry match aller fukki fan wala boog fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak ñaar bu weeru septembre atum 2021 fii ci diwaan bu Ndakaaru match retour une semaine gannaaw match aller bi foofee ca Conakry bu fekkee gagné nañ nag seen match bi ñi nga xam ne ñoo ngi yeewoo Saly war nañ am adversaire muy Enyimba bu Nigéria bi nga xam ne dañ ko exempté ci tour préliminaire bu Coupe CAF boobu. beach soccer gaynde yi ñoo ngi waaj bu baax a baax mondial bi am foofee ca Russie ba tax na jongante nañ seen premier match amical seen digganteeg Japon ci aljuma ji gaynde nag ñoo mujj daan samouraay yu Japon yi ñetti bal ci ñaar gannaaw série de tir au but temps réglementaire gannaaw prolongation 5 buts partout muy ndaje mu am solo boo xam ne dina tax ñu gën a waaj bu baax a baax mondial bii nga xamee ne ñu ngi koy amal foofee ca Russie ñu teewlu entraîneur national bu beach soccer di Ngala Sila ci jokkoom ak Soda Thiam. tey yàlla may nañu ndam si kaw Japon di wax ne rek jiitu woon na leen sax par Raoul Mendy ak Ibrahima Balde ñu jiitu woon leen ñaari bal si dara après noonu sax ñoom si leen égalisé par 2-2 ñu jiituwaat leen par Jean Nino après ñoom ñu égalisé waat ñu marqué waat leen après ñoom aussi ñu égalisé waat si noonu sax lañ demee prolongation et après bi ñu demee prolongation si la Mamadou Sylla marqué après ñoom aussi ñu égalisé si dernière minute par un penalty donc après noonu ñu dem aussi série ñoom ñu raté ñaar ñu raté benn après ñun bon ñu gagné leen par 3-2 di wax ne rek alhamdulilah rabbi alamin di ñu ngi encouragé équipe japonaise bi démérité wul ñun aussi ñu ngi jaajëfal suñu joueurs boo xoolee match bi ñu demee métti woon na trop sur le plan physique technique tactique Japon l'équipe bu ñu naata parce que moom daaw dafa demoon demi-finale ba pare mu nekk biir troisième match am fii donc te ñun aussi ñu ngi door a ñëw benn fan la noppala ko rek ci wax ñoom donc boo xoolee loolu la waral sax saa yi bu leen gagné rek ñoom ñu imposer ñu sur le plan physique mais je pense que d'ici la compétition bu xale yi récupéré bu baax ñu rectifié waat leen aussi surtout sur les balles arrêtées je pense que lu bari dina changer en tout cas dinañ continuer di wéyal liggéey bi d'ailleurs sax am na match amical contre le Paraguay ginnaaw suba inshallah si dimanche gi donc dinañu permettre suba ñu mën a rectifier xale yi bu baax a baax surtout si bii yi jël. Ngala Sylla entraîneur national bu beach soccer ci waxtaanam bu mu doon séq ak Soda Thiam ñu fàttali ne mondial bu beach soccer mu ngi war a tàmbali fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août bii di ñëw. football ci bitim réew ak Ligue 1 française deuxième journée ci àjjuma ji Monaco bu Crépin Diatta ak Sofiane Diop dañ ko bett foofee ca Lorient dafa demoon ngir jongante ñaareelu journée bi waaye dañ ko fa daan ca Moustoir benn bal ci dara fee nag ca Angleterre Première Ligue ñoo ngi doon tàmbale seen première journée waaye Arsenal daf ci nërmeelu digganteem ak Brentford moo mujj jël ndam li ñaari bal ci dara digganteem ak Arsenal Liga espagnol ñoom tamit tàmbale nañ ñi ci ajuma ji Valence am tàmbale gu baax gannaaw bi nga xamee ne daan na Getafe benn bal ci dara jeexal championnat étranger yi ak Bundesliga mi nga xamee ne kon mu ngi doon tàmbale moom tamit ci première journée ci ajuma ji Bayern de Munich ak Borussia Mönchengladbach def match nul 1 but partout jeexal ak Afrobasket féminin gaynde yi jigéen ñi di waajal bu baax a baax championnat boobu waaye nag ñoom ñii nga xamee ne Moustapha Gaye moo leen di tàggat war a dugg regroupement altine bii di ñëw objectif bi nag ca Coupe d'Afrique des Nations boobee du doon jël ndam li ndax mënaguñ ko buñ sukkandikoo ci seen entraîneur di Moustapha Gaye waaye li ñu bëgg moom mooy bokk ñetti place yi nga xamee ne ñoom ñooy nekk ci podium yi ñu teewlu Moustapha Gaye ci jokkoom ak Soda Thiam. ñaar fukk ak juróom la ñu woon léegi waajal nañ ba fukk ak juróom-ñeent à partir de suba incha allah dinañ nekk fukk ak juróom-ñett
basket bon dañuy continuer liggéey suñu stratégie tout ce qui touche au basket après defalaale chute yu bëri adresse yu bëri continuer la préparation physique en même temps alhamdulilah am nañ chance daal avoir ay xale yu jigéen ay joueuses yu brave yu xarañ yu am jom yu yaru donc amuñu benn problème à ce niveau là wax dëgg yàlla équipe bi dafa nekk ci processus de rajeunissement progressif donc ak fédération ñu ne nañu jël suñu temps pour defar équipe bu baax comme ça dans les années à venir ñu mën a delluwaat au premier plan te fi mu ne nii moom podium bi mooy suñu objectif loolu moo tax d'ailleurs ñu garder 3 anciennes Mamadi Sy Oumou Khayri Sarr ak Bintou Diémé mais li ci yëpp ay xale lañ doon. Moustapha Gaye entraîneur bu équipe nationale féminine ci jokkoom ak Soda Thiam mbokk